bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñuy topp ci suñu site bi ñu ngi leen di dalal jàmm macha allah tey nag dañ leen andil loo xam dañ leen ko digoon mel ni ne digoon naa leen ne bokk na ci li ñu leen di baaxee ci site bi waxtaani wàllu xam-xam mu di science tey nag ñu toog ak suñu mag suñu professeur docteur Ablaye Gaye docteur Ablaye Gaye nag kenn dootu ko présenté lu bëri ci réew mi ku ne miin nga ko mu yëngatu di wax ci wàllu astronomie loolu nag du forum kese yàlla may na ko yeneen domaine nga xam ne xam-xamam màcc na ci mais tey comme dañu nekk ci teru weeru koor ñu ngi koy xaar ñi naan bés bii la bés bële la ñu ngay xaaraat tamit ci jeexantal ga lan mooy xew ñu déglu ko ci ay laaj ak tontu mu leeral ñu kañ lañu war a tàmbalee woor kañ la ñuy korite te lépp tegu ci xam-xam te dara du ci dañ ndax Quran mooy base bi incha allah dina leer ci waxtaane kon docteur ñu ngi lay dalal nga nuyu mbokk yi ba pare ñëw laaj ak tontu. asalaamaaleykum Oustaz Assane Seck asalaamaaleykum mbokki jullit yi ak suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne dañuy suivre site yi ndax bu ñu duggee ci lu mel ni weeru koor dafay impacté ci ñu bare même ñi nga xam ne bokkuñu ci suñu diini islam bi dañuy organiser wu pour mën a xam yan période lay am ndax la ñuy def moo xam ñi nga xam ne dañuy organiser dara wala ñuy def maanaam di war a animer seen ay ay événement yooyu yëpp dañ ko war a xam donc loolu mooy li nga xam ne moom lay nuyoo waa site bi. jërëjëf docteur ñu xamee la sax màcc ci wàllu astronomie bu wuute nag ak astrologie ndax xam-xam astronomie mooy topp planètes yi seen dawaay seen tolluwaay nu ñuy génnee nu ñuy doxee ci kaw jaww ji loolu lay xam-xam bi màcc tey nag ñu bëgg nga leeral ñu jox ñu information weer wi fan lañ koy xaar xëyam kañ la mën a feeñ ñu gis ko ak ban date moo baax pour ñu tàmbali ci ramadaanu ren ndax ñu bañ a wuute ak pëcc xoo bi nga xam ne tàmm nañ di ñu koy gis incha allah. waaw Oustaz Assane di la gërëm di wax ne c'est important nit buy def dara muy jullit il faut mu teg ko ci xam-xam te bu koy wax it na ko teg ci xam-xam mooy waral ñu mën a toog ba di vérifier li nga xam ne moom lañ leen di wax yàgg nañu toog man ak yow ak Oustaz Cheyba ak Taïb Socé di waxtaan ci lu jëm ci affaire weer mais dañ leen di wax toujours ni leen di wax nañu dem ñu vérifier ko sa première question mooy li gën a am solo mooy kañ la weer wi ci li wolof di tuddee xëy ci lay am muy conjonction bi nag bu ñu leen joxee heure bi nga xam ne tur wa moom la fa la nit ñi di juume ndax mu ngi nar a am incha rabbi le 4 ci guddi 4 jëm le 5 muy 4 mai 22h45 maanaam bu 23h 11h ci guddi desee fukki minutes ak juróom ci lay soor a am waaye fa muy amee dafay nekk ci biir Pacifique lay nekk océan Pacifique moom lay tiim parce que dafa am aussi ay notions nga xam ne il faut nit ñi xam ko mooy ñetti critères yi tax ñu jàll ci sa deuxième question bi kañ lay mën a feeñ bu defee conjonction en général ca suba sa dafay feeñ mais ca fa mu war a feeñee mooy fa nga xam ne mooy diggu fa mu xëyee donc maa ngi lay wax ne la mu ngi xëy ci guddi 4 jëm le 5 mai te mu ngi xëyee ci digg Pacifique bu ko defee ca suba sa muy le 5 ñi nga xam ne déjà dégg naa leen ñuy wax ne dañuy bëgg a woor le 5 ñooñu xamuñu ne donc weer kenn di ko séenul te fekk xëyagul sax foofu te loolu xam naa am nañ ci ay exemple alors le lendemain muy le 5 bon dana mën a feeñ en Amérique du Sud ak sud États-Unis lu mel ni Texas ak yu ni mel mais bokkul ci melokaan yi nga xam ne moom la weer di mel pour mën a feeñ ci ñun rawatina nag fu mel ni ay Arabie Saoudite ak ya ca topp waxuma ne du ñu ko annoncé ñoom mais dama ne weer wi mënul feeñ ci ñoom mënul feeñ ci ñun ndax xam nga ñetti critères yi il faut ñu rappeler ko pour sa mbokk yi ak suñu mbokk yi nekk ci site bi ak ñi nga xam ne danañu jokkoo ak yow ñetti critères yi mooy dañu ne la weer du mas a feeñ bu fekkee ne ñett dajaluwul ci moom benn bi ci jiitu mooy diggante bi conjonction bi di am muy xëy bi
ak fañ koy war a séenoo ca waxtu wa il faut mu nekk fukki waxtu ak ñeent au moins bu nga xam ne teg na fanweeri simili ak juróom muy 14h35 mooy minimum bi mooy premier critère bi mais doyul. deuxième critère mooy boo heure seenu ba jotee bu jant bi sooyee diggante heure bi jant bi di so ak bi weeru di suur il faut mu am différence su 22 minutes au moins muy ñaar fukki simili ak ñaar mooy deuxième critère bi mu fekk si bu njëkk bi ma wax ci guddaayu 14h35 bi mais ñoom ñaar bu ñu dajaloo taxul weer wi feeñ li des te mu am solo mooy weer wi. comme ni ngeen ko xamee suñu borom jàngale na ko ci biir alxuraan à plusieurs reprises mais fa mu leeralee te loolu bu ñu ca tolloo da nga ko leeralal say suñu mbokk yi nekk ci site bi mooy que suñu borom dafa jox jant bi mu am tàkkaayu boppam jox weer yi muy tibbee ci leeraayu jant bi ñun ñii sax ci la ñuy nekk ci période yi nga xam ne dañu nekk ci maanaam ci digg bëccëg bu ko defee il faut weer yi nga xam ne amul tàkkaayu boppam il faut mu sori jant bi pour mën di feeñal leeram waaye feeñal leeram boobu itam dafa am taille bu nga xam ne il faut mu am ko pour nit mën koo gis pourcentage bi 1% la dimanche ca guddi muy le 5 mai incha rabbi fii ci Ndakaaru bu jant bi di sow ak bu ñu ci tegee ay simili ba ca kanam mu ngi am 0,9% moo tax bët mënu koo gis bu ko defee loolu moo waral ñu di leen wax ne dafay feeñ fenn te yow xam nga ne ci biir at yi weesu yëpp toujours nga dégg ñuy wax ci affaire matelas yi pour wane ne fii bu bokkee fii ñu mën nañoo bokk institut waaye dafa am lenn lu am lu nga xam ne il faut aussi ñu rappeler ko Assane ci biir alxuraan amul benn yoon bu yàlla di wax xilal tuddee ko xilal rek lay wax donc mooy wane ne moom ni mu ko tëralee mooy am na benn période bu nga xam ne weeru day feeñ yóbbaale Amérique am beneen période mu feeñ ci biir Afrique te loolu bu amee mooy yóbbaale Amérique am na bu nga xam ne dafay njëkk a feeñ Asie yóbbu Afrique yóbbu Amérique loolu mooy li nga xam ne moo nar a am ca cëppaandaw ga mais mooy amit incha allah ci le 6 au soir ndax ñi nga xam ne dañuy jiitu wala ñu am maanaam ni ñuy faral di def naan Arabie Saoudite nee na nangam am ñu leen di topp ci li tax ñoom ñu topp leen ñoo ko xam mais ñun li ñuy wax li yàlla tëral ci biir alxuraanam ji ak ni mu tëralee jaww ji ak ni weer wi di dawee yàlla def na ñu xam ko ndax dañu nekk ci ay groupement yi nga xam ne du soxla man ma di ko répéter parce que xam nga ko nekk ci réew yi ñuy jàpp ne li ñuy wax ak ñoom ñun ñemuñu yàlla ba di dugg ci lu nga xam ne yàllaa ko moomal boppam tëral ko te weeru du jàdd du faay. dañu ñëw ci jeexantal bi wax nga conjonction dafa xaw a nekk lu diis ci suma maam yi wala ñu comprendre xëy la tudd ci wolof. mais mooy ñu xam ne kon ni ñu ko jàngalee mooy mu weer wi jeexee tàkk. waaw ba bëgg génnaat. voilà mooy xëy bi. kon date yooyu ngay joxe daf koy def angle bi nga xam ne tamit war na ko soree jant bi pour ñu gis ko. leeral ñu ko. waaw ban angle la war a soree jant bi mooy dend bi waaw loolu dëgg la Assane sa intervention bi apprécié naa ko bu baax ndax damay joxe souvent benn exemple. yow boo yoree la ñu daan wax bu njëkk lampe Coleman même mu yi gën a leer ñu ko naan leeral ñu taal ko fenn nga ñëw ak sa torche wala sa sondel booy gën di jegeeñ lampe bi kenn du gis sa tàkkaayu sondel. day gën a faible. mais bien sûr parce que kenn du ko gis par contre na nga fa nga tolloon ba di ci gis boo dawalee di ñëw ba ci lampe Coleman bi dootoo gis dara ci lii sondel bi di mën a leeral il faut nga dandeewaat ko lu toll na balaa bi nga ko daan gis avant ngay ñëw ci moom nga soree ko pour mu mayaat sondel bi mu mën a leer loolu la weer bi di doxee moom ak jant bi. parce que leera baa ngi am ci jant bi léegi angle boobu nag mu war a def mooy dañu ko natt il faut mu nekk juróom-ñaari degré danañ ko mën a tuddee maanaam jant bi di sox weer yi tim ko nekk ci kaw ki taxaw bu tàllee loxoom jëmale ci jant bi sox tàllal beneen loxo càmmoñ bi mu toll ci weer wi fii feeñ angle bi il faut mu nekk juróom-ñaari degré au moins ñu koy tuddee le critère de Danjon pour ñu mën a gis weer wi ak taille bi ma la wax il faut mu am 1%. 1% boobu nag bu ñu ko lim ci naan dafa tuuteeg yu mel noonu 1% il faut mu toll ko pour bët mën a gis weer 1% bi mu ngi toll ak surface su États-Unis
continental maanaam li nga xam ne moo nekk ci géej gi diggante océan Atlantique océan Pacifique boo leen dajalee 1% weer mu ngi toll noonu ci surface. macha allah waaw noonu lay demee. léegi itam melokaan bi mu ngi dépendre toujours ci éloignement wu weer wi ca bañ cay toll. macha allah waaw te moyenne bi 384 400 kilomètres la. ñetti téeméeri junne ak juróom-ñett fukk ak ñeenti téeméeri kilomètres. mooy moyenne bi weer yi nga xam ne day sori ak di jege. loolu mooy li nga xam ne moo tëral maanaam seenu weer wi. ñu wax leen aussi ne calcul yi nit ñi di dégg ñuy wax xam naa ne du yow laay expliquer temps bi may passé ci loolu. fii ñu jógee nii yaa ngi gis télescope yi nekk fii. problème bi ñu am mooy fii ci suñu réew nit ñi dañu xamul ne. booy natt dara da nga koy natt ci précision bu ñu la par exemple weer waa ngi nar a xëy à comment dire 22h45 ci le 4 mooy dañ lay wax ne 0% lay am ci li war a leer moom muy illumination moom lay am amagul benn at bu ñu koy mën a compter muy ñëw ci dëkk bi li ñu wax ne parce que dafay lëkkaloo ak jant bi. léegi critère boobu moom la ñuy wax donc mooy conjonction bi nga xam ne mooy am léegi balaa muy mën a leer il faut mu dànd jant bi ñu koy leeral moo indi angle bi nga mën doon laaj léegi. waaye il faut mu sori jant bi noonu pour leeram mën a feeñ. soriwaay boobu bu ko respecté wul kenn du ko gis léegi ñu ñëw ci càppaandaw ga léegoo lekk mën nañu réussir tàmbale ndoo waaye mel na ni mën nañ ko bañ a def ndax am na ñoo xam ne ci monde bi fu ñu dégg rek ne feeñ na ñu ne nañ ko topp léegi rek nga topp ñooñu nag ba ñu juum. da ngay ànd ak ñoom ci seen njuumte ba parce que yàgg ñu wax ne Arabie Saoudite yàgg na annoncé weer yoo xam ne gisu ko loolu boo ko waxee ni ñu jàpp ne da nga bëgg a tukki laa duna te du dara parce que yéenay topp weer wi su ko defee ca cappaandaw ga dafa mel ni da nga ma ne ñun ñoo nar a korité àdduna si moo nar a korité ndoo wala lan mooy xew ci cappaandaw moo xam nga dafa am benn affaire dama koy rappelé te yaa ngi may jox occasion ma rappelé ko mooy lan weer yi fukki weer ak ñaar ñun nag Sénégal dañoo nawul suñu bopp dara ndax xamuñu avantage bi ñu suñu borom jox dafa am ñaari affaire yu am jant bi ci boppam bu fekkee ne dafa amoon tànk bu muy teg ci kaw suuf moom la ñuy wax le pied du soleil ndakaaru gii lay amee muy benn. deuxième bi mooy weer wi fi muy feeñ ci àddina bi ci at yi passé yépp ak at yi ko jiitoog yépp fi mu ëppee li muy feeñee ci biir Afrique la ci biir Afrique cercle bi mu def dafa ëpp lu muy feeñee. Ndakaaru moo ci gën a nekk parce que ñëpp xam nañ ko Ndakaaru moo nekk la pointe ouest de l'Afrique. moom weer wi waaw weer wi buy feeñ laa wax ma ne. comme Dakar moo nekk ci pointe continent africain bi jëm nii ci sowu jant. parce que weer plus muy dem sowu jant plus ci lay gën a rëy. voilà mais dama ne la Ndakaaru moo nekk ci zone bi gën ci zone yi gën. pour gis weer wi. waaw pour gis weer wi ba nga xam ne bu fekkee ne dañuy jël xam-xamu weer di ko teg. Arabie Saoudite ñun ñoo ko war a jox juróom-ñeenti weer yi ci fukki yeeg ñaar du ñoom ñoo ñu war a jox information. loolu il faut que nit ñi xam ko. Maroc bu ñuy seen weer wuute nañu ak Sénégalais yi xam nga yaa ma koy wax léegi. nit ñi duñu toppatoo loolu. parce que dañuy groupe c'est vrai léeg-léeg nga dégg ñu naan nii gis nañ ko fële Maroc dañuy topp code bi yëpp def ñaari téeméeri place yi nga xam ne fële nit ñi di dajaloo par centaine de personnes di suivre weer wi pour seet ndax gis nañ ko wala gisuñu ko. ñu ngi joxe exemple Afrique du Sud Trou Inca Bay lañ koy wax ci le Cap ñaar fukki junniy nit ñooy dajaloo bés bi ñuy war a seeni weer ba pare yore ay télescope ak yëpp weer yi mënu leen a rëcc jaamaatul Mustafida bi ngeen di wax pour un groupe buy seenu ñoom dañ koy assurer foofu te ñu bari anglais yeeg ñëpp ci ñoom la ñuy jëlee information boobu aussi. macha allah voilà bu ko defee léegi yaa ngi ma doon laaj léegi ci fin bi xëy bi nar a am 10h01 la. le 3 juin muy ci digg bëccëg waaye fi weer wi di toll bi muy xëy ba maa ngi la waxoon ne bi muy commencé ci biir ñu jëm nii ci biir Pacifique la bii yoon dafa tiim Afrique ci frontière bi nekk diggante Libye ak Tchad boru Faye-Largeau foofu lay amee 10h01 le 3 juin boo defee balaa muy wëraat ba 10h bu xam nga 24 heures yi mat na mu teg ci ñu xaar ba timis jot bu ñu ko gisee moom day commencé arroser Asie ba Amérique mooy cas de figure bi ma la wax bii buy commencé mu ngi commencé Amérique dem
bàyyi ñu fi ñun ak Asie. waaye ba ca topp ci commencement waaw parce que xam nga wax naa la sànq ne la bu commencé Afrique day dem Amérique jàpp Asie. bii yoon dafay commencé ci Asie. ca jeexantal ba. waaw ca jeexantal ba yóbbaale Amérique. ba ca tegu noonu la weer bi nar a def muy shawal ba buy jeexi dafa nar a def Afrique jël Amérique bàyyi Asie noonu la dafay ay law di ko def ci kaw ak suuf. dëgg la. voilà donc le 3 noonu lay demee le 4 lañ monde bi entier pratiquement di gis ñoom ñëpp weer bi bu ko defee le 5 juin mooy nekk Korité bi waaye nag léegi lu muy jur par rapport ak li nga xam ne moom la ñu doon wax sànq mooy boo jëlee lu mel nii maanaam ñi fas yéene woor le 6 bu ñu dawalee ba le 4 au soir ñu ngi fanweeri fan. 4 juin. waaw 4 juin au soir le lendemain muy 5 juin moo war a nekk Korité bi. pour monde entier bi yëpp. boo ko defee bu ñu bokkee koor te bokkuñu commencement am na ko ëppale. ñii commencé le 7 te mooy date bi baax. ñu ngi pare le 5 muy 29 jours mardi lay commencé muy talaata jeexu mardi 4 ca ngoon mercredi 5 ñu korité incha rabbi léegi ñi nga xam ne dañu woor le 6 bu ñu yeggee ba le 4 daf nañu fanweeri fan waaye fa weeru di rappeler ne moom la suñu borom yónni mooy melokaan bu muy mel moo leen di weddi ndax ki def 29 jours dana am weeru ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaye ki am fanweer du am weeru wu war a kaamil loolu amul Sénégal ku xamul ne weeru fanweeri fan day kaamil ba nga xam ne bu ñuy julli timis ñu ngi koy gis bu ñu de ba bu ñuy julli géeye weer waa ngi leen fii xaar maanaam ki nga xam ne gis na weer wi dem di julli ci timis bu dellu see këram bay préparé di dem pour jumaa ji pour julliwaat géeye muy 1 heure de temps après dana gisaat weer wi loolu mooy weer bu kaamil mais ñoom duñ ko am 2,4 la ñuy wax mais dañ ko arrondir pour certains trucs à 2,5% moom la weer bi nar a mel. ci dañoo woor fanweeri fan weer yu topp leen ci kaamil. voilà mu ngoog voilà doon 29. loolu il faut et puis Assane ñun dañu doon ñu nga xam ne dañuy liggéey pour ay affaire caaxaan ak lambatu. parce que précision bi ma lay wax ci weer bi moom laa bëgg a ñëw. il faut que suñu mbokk yi xam ne bu ñu la waxee ne tel événement dana am ci tel à tel moment am na ku ma woo tey jii di ma rappeler bi ñu fi annoncé éclipse mois de janvier ba. nit ñi suivre nañ ko. alors léegi bu ñu la événement tel dana am ci tel moment tel bés tel weer tel heure boo ko suivre bu fekkee ne njuumte mën na ci am ñeenti seconde la fanweeri at ak juróom-benn yu ne. soo naree juum. waaw boo fekkee ne juumi ñeenti voilà soo naree juum ñeenti seconde lan la mën a kii ci biir bés. donc au lieu ñu ne la maanaam waa ji ne la 10h20 la nga ñëw ñu muy 10h20 teg 4 secondes il faut mu nekk fanweeri at ak juróom-benn. nga doog koy juum. waaw nga doon a juum ñeenti secondes boo naree juum juróom-ñetti secondes il faut mu def 72 ans mu juróom-ñaar fukki at ak ñaar. bu fekkee ne fukki seconde la ak ñaar yooyu yëpp c'était quantité yu nga xam ne amul benn solo mais fukki seconde ak ñaar il faut téeméeri at ak juróom-ñett dund gu nekk na ci. loolu mooy précision bi weer wi ci boppam bu ñu nee toll na tel endroit à tel moment nekk ci telle distance buñ koy natt précision bi ñetti millimètres la maa ngi lay wax léegi ne mu ngi soree en moyenne 384 400 kilomètres. ñetti téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak ñeenti téeméeri kilomètres natt bi bu ñu la koy jox 2,9 secondes lay dem dellu si waat bu ñëwee dafay am précision 3 millimètres mënoo ko am ci sa xaftaan bi mënoo ko am ci sa cravate. loolu mooy donnée bi. donc du affaire u caaxaan bu ñu jël nit ñi ku nekk di wax Sénégal nag dañu am suñu défaut mooy lan du ñu déglu li nga leen di wax pour dem vérifier ko dañuy seet kan mooy wax. kan mooy wax bi du foofu la affaire bi nekk réalité bi la nit ñi bëgg a xam. voilà noonu la affaire yi demee. te nag ma rappelé aay bi yaa ma ko gën a xam. ash-shams wal qamaru bi husban. waaw le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. calcul minutieux du n'importe qui moo ko mën a def.
loolu daal mooy suma tontu ci affaire bi Ousmane. voilà mbokk yi kon dinañ doyloo loolu gërëm nañ leen kon ñu jàpp ne date bu baax mooy le 7 incha allah la ñu war a tàmbali 7 mai war a jeexali le 5 le 4 juin daal di korité le 5 macha allah ci date bu normal. léeg-léeg nag ku nekk woor après doo xoolati lu la weeru weddi parce que soo nekku ci kon su ko defee la ñu waxoon ne yasalunaka anil ahilla borom bi mu naan rasul bu ñëwee daañu la laaj lu tax weer wi di feeñ yooyu di feeñ fii teru yu bëri yooyu nee na qul hiya mawaaqiitu linnaas neel nattookaay la pour nit ñi ci la ñuy xamee suñu aj ci la ñuy xamee suñu woor ak et cetera suñu korité suñu tamis gi kon xam-xam ko waxoon naa leen ne dinaa ko andi ci site bi incha allah dinañ continuer ak docteur ci yeneen domaine bu amee événement ci kaw incha allah dinaa ñëw wax ñu ko bu amee éclipse ci at yi ñëw dinañ ko wax si incha allah ñu doyloo ko docteur Ablaye Gaye la woon nekk benn su la neexee ma ne ko astronome la def na biologie am na ci doctorat génétique am na ci doctorat yooyu kon du ñu waxuñoo koo xam ne day làmbatu comme ni mu ko waxee yàlla na ko fi yàlla bàyyi incha allah xam naa nag li ma koy tooñ toujours saalum la costume bëgg ko dara bëgg ci Lagos rek lay sol xam-xam rek ko wóor te ma seddal leen ne def na lu ëpp 69 pays kon kooku du ko toog benn place rek di wax yàlla ko fi yàlla yàggal te incha allah di ngeen namaat mu ñëwaat ñu jaajëfal leen gërëm leen sant leen ñu koor jàmm ñu jeexal kook jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.